jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ak mbokk internet yu Lutte TV tey muy sunu confrère yoo xam ne ñoo bokk liggéey bi muy liggéey bu am solo Lamine di sunu xarit nekk fa di ci liggéey bu am solo moom tam ñu bokk ci sunu groupe boobu daje fi nag tey daje boo xam ne tey miin nañu ko li ñu fi indi nag mooy waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu jógee muy dimanche ci 19 décembre bi nga xam ne Pape Thialis ko teggoon muy journée bu amoon solo boo xam ne tey mi ngi doxoon ci diggante Boy Niang numéro 2 càppaacoli gi waaye dox ci diggante Tapha Tine le géant de Bawal ngeen gis la ci am Tapha Tine daan ko par avertissement ñu war a sew ak nga xam ne suñu papa la suñu xarit la di koo xam ne dama naan réew mi ko amal njukkal waaye Pikine na ko amal njukkal ci wax lu baax ci dox jàmm ci koo xam ne doo ko dégg ci détail saa boo ko gisee mu dagg biyam dikk doom Pikine am bis mu def ci ay moyens dikk jàppale la ci lim man jàppale la ci xalaat jàppale la ci xam-xam bu yàlla defee ndam baax na bu yàlla defee leneen nit keneen waaye sustu Boy Niang nga xam ne moom bàyyi Boy Niang la moom tey jii papay Boy Niang la ndax mën naa ne tey mbër yëpp la jur Pikine waaye Boy Niang da cee raw ndax digganteem ak Dégol junneeg 5000 la bis doo ko ci ñu ñaar ñoo xam ne yaakaar naa ni moom rek moo xam Dégol moom moo xam yaay Boy Niang moo xam Boy Niang ndax lépp ci keppaaram la Père Mansour ñu ngi lay dégg. maa ngi lay fay maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi sant Sénégal gépp di sant nu mu tuddati Lamine Dakar Buzz ak Lutte TV ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu bu baax a baax a baax waaw. tey ñu gis ci li ñu jóge nga ëmb sa doom. waaw indi ko ñëw ci état bu doy waar ñu gis la bi ngay ñëw da nga ñëw ak détermination parce que da ngaa bëgg ndam. gis nañ bi nga ñëw ci stade bi sol blouson xaacu tey lan nga mën a indil ci sa doom bi nga xam ne tey noonu la bëree ci loo xam ne ñu ci bëri d'accord ni warul woon bëree noonu. waaw Fadel li ma lay wax rek lii rek la man su ma jógee di ànd mbër ku ne xam ne Mansour Diop te ba mu ne écurie Pikine mbooloo doon ànd ak champion ya fa nekk yëpp ñuy ànd ci xol laa doon ànd ak ñoom ak ku yéene tey làmb jeex na ci man ma nekk ci sama yeneen liggéey nekk à l'extérieur di liggéey sama liggéey tey su ma ñëwee tey kuy bëre tax maa jóg su ma ñëwee damaa war a futteeku sol blouson takk sama ndigg ànd ak moom détermination ba mu jeex ma doog a ñibbi lii mooy sama dawaar ak yéene loolu mooy sama dawaar man loolu laay def. ñu gis Boy Niang bi nga ko ëmbee indi ko ndax li mu bëree conseil la wala xalaatu boppam la. du ma wax ni xalaatuma ko woon du ma wax ni xalaatoon naa ko li may wax rek mooy làmb da ngay ñëw préparer sa combat pour war a ñëw jeexal ko man Boy Niang li ñuy wax yëpp maa ngi moom pendant 1 an ci téléphone li may gëmloo bu ñu ñëwee bu làmb ñu accès ba ca làmb ja lay jeex ci paire ci 15 minutes wala 10 minutes lay jeex beneen Boy Niang la ñuy gis. te loolu la ma doon gëmloo moom la ma gëmloo ci saa kees te moom la ma gëmloo fii te décision bii mu yoroon barki dem moo gën a garaaw bu saa kees bi waaw dégg non man gisuma changement de. mais est-ce que Boy Niang tam père bu ñu taxawee tuuti est-ce que bëri 15 minutes war na ci moom ci diggante fi mu toll ci laam. mais si booy dama lay wax ñaari yëf bul jël mbër yëpp méngale leen Balla Gaye offensif la day dàqe bu arbitre bi soufflé bu la xaaree 5 minutes ñëw na ci sa kaw. Balla Gaye Modou Lo riposte lay def boo ko dàqee mu remise la xeex ak yow bëre kenn ku ci nekk làmb ji mbër mu ci nekk ak sa façon pasinu bëree ñii dañuy xaar ñii dañuy taxaw riposte boo leen laal la ñu laal la ñii dañuy dàqee mbër mu mënta dàqee boo ko dàqaloo bu daanoo yaa ko daan mbër mu mën riposte boo ko ne jógal dem di dàq ji di bu daanoo yaa ko daan dama fi déggoon ñu wax ni Boy Niang contre Lac de Guiers ñu ne dafa indi poids bu bëri loolu la nit ñi waxoon ñëpp d'accord ci loolu ni dafa indi poids bu bëri loolu la ñu waxoon tey mu ñëw indi entraînement boo koog Boy Niang ko xool ci biir làmb ji ku ko xool ci biir làmb ji xam nga ni andi na entraînement bu woo koŋ mais nit ñi dañuy wax ni dañu xool ci jëmmi Tapha Tine ba ni Boy Niang dafa wàcc poids. yow nangoo wàññi. non wàcciwul poids Boy Niang il est naturellement comme ça nii la mel. mais est-ce que ak poids bi mën na ci liggéey li mu bëgg a liggéey. poids bii mën na ci liggéey lu mu bëgg a liggéey. parce que ñu bari dañoo jàpp ni bi ñu gisee Boy Niang ci ëppal presse bi dafa wàññi poids te dafa am yenn yoo xam ne boo ko bëggee faaw nga yokk poids. ba tey mën na yokk poids mais yokk poids bu demee nan. parce que dañu gis ku ci mel ne Balla Gaye 2 bi muy bëreeg Yékini dafa dem toll ni Yékini
bi mu bëri Tyson dafa dem toll ni Tyson est-ce que te gisuñu loolu. man Boy Niang du ma ko sant loo xam ne da koy dem jëli bu après bu ëllëgee bu amee 40 ans mu riposté ci yaramam feeñee ko neneen du ma ko wax. lamb ji lamb la carrière la da nga ciy bëri pour am ci xaalis boobu nga ci am di ci tabax kër di ci dund sa vita mais diggante boobu boo demee ba lamb war a toll ci yow pour war a jeex da ngaa war a dundaat beneen àdduna ak longue distance man gis naa ñu bëri ñoo xam ne si ci lamb bi lamb xew ba léegi ak jël bi mu xew ba léegi mën naa la ci lima plus de 10 personnes yoo xam ne ci lañ faatu te ay mbër la ñu woon ñun ñëpp xam nañ te lañ fi rek protéine man jàpp ma ko sax dafa bon mais avec entraînement lamb ji mën naa la limal 15 mbër yoo xam ne si ay jëlkatu protéine la duñ ko du bàyyi ci àdduna ndax taay bi ñu bëgg a jël la am na ñoo xam ne dañuy dem jël ay vitamines jël ay créatine duñu am biir duñu am graisse waaye dañuy feere matière d'entraînement moom boo koy wax boo ñëwee ci man agsi nga dal nga dama ci juddu mais ñun bi ñuy bëri ñun xamuñu woon dara lu dul entraînement normal ndax naan amul woon créatine amul woon fii protéine amul woon fii xamuñu woon du ñu naan sirop xamuñu leen luñ doon naan lañ doon naan mooy entraîner lañ doon def intensivement le matin et le soir su ngoon jotee suñu xëy suba ñu nga géej 7 heures du matin ba 10 heures 11 heures ñu ñibbi dem seeraas ndekki dem ku ci nekk ñibbi ñu dem tëdd nelaw bu 3 heures jotee ñu log ko ci ba 8 heures loolu la ñu xamoon nga am avance ak nga ñàkk am avance mais léegi da nga gis koo xam ne day mu toog relax bàyyeeku nga ji entraîné plus de 9 mois wala 7 mois doo entraîné nga toog ba jot combat rek dàpp tàmbali noo koy tàmbale même pas 1 mois nga dem États-Unis wala nga dem France même pas 1 mois nga ñëw toll ni kër gi wax ma dëgg loolu naka la ci nit di amee doole loolu doole la pour yow. non mais xam nga poids bi dañu gis ni boo xoolee Tapha Tine Yékini Junior yegg na ko foo xam ne ba takk ko mais ñu bëri dañ ne manque poids moo tax mënta liggéey li mu bëgg a liggéey dem na ba takk ko cross ko mais mënta liggéey parce que su bijjee Tapha Tine day yël bu rek mu rocc waat la may ma ñëw nag xam nga lan ma doon intéressé Boy Niang dafa ñëw ci VIP yi ñii ngi waxee lu leen neex waxal aqulaay taala yow sa daan ko làmb nga ku ci daan Boy Niang ñëw rek fekk ko mu taxaw at bi suuf léegi nga daax ko duma ko daan ko manipuler ko daan ko wax ko. gisaguma ko kon lan nga bëgg ci Boy Niang léegi man dama doon xaar Boy Niang ku ko ñëw minimiser ko manipuler ko daax ko duma ko daan ko. mais père moom tam dàqul kenn ci VIP yi duma ko daan kenn. ah mais xaaru leen de. mais moom ñoom defuñu ko loolu mais moom deful loolu ñoom. barki démb lu mu def. dugg na ci garde bi dóor crochet gauche fu muy jóge day sori balaa ñëw Tapha Tine da koy gis génne ko. waaw léegi nag exactement yow mii laa bëgg a waxtaanal waaw mais xaaral ma ñëw rek loolu rek laa bëgg a waxtaanal liñ doon xaar ci Tapha Tine ak Boy Niang mooy nit ñi dañoo xam ne bu ñu jàppatee làmb ji jeex ndax Tapha Tine ko gën a laat su ma ko ëpp doole loolu la nit ñi waxoon lan lañ doon wax ci Tapha Tine ak Boy Niang dañu waxoon ni xeexu pour Tapha Tine c'est très dangereux ci Boy Niang ku bëre ku xeex damaa bëgg nga may tontu ni may laajee ma di la ko wax laajee da mooy tontu. boobu xeex rek ma tontu la. waaw ku xeex. Boy Niang moo xeex. ku bëre. Boy Niang daw taxaloog moom mu dur ko ron ne épercule Boy Niang daw génn ñu daw taxaloowaat Boy Niang téye ci géej ko fàq ko mu daw romb ko mu tatafu tànk ba di ko xar jéppen mu diis mu bàyyi ko fa ndax bu risqué woon mën na ko ñett prix dans le Boy Niang bëree te ak mën a bëree moo ko génne ci combat bi koñ boobu ñuy wax naan dafa toog ci koñ bi ñu def ko fa 3 avertissement foofu la mënoon nekk ndax bi mu dóoree Tapha Tine ko loxo bi damm mënatul woon dem latéral droite dafa demoon mën na jël crochet mën na jël laaw droite damaa bëgg yéen ñi seetaan làmb tey ak ko seetaan nekk ci làmb ji dee leen analyser normal ngeen di xool li xew làmb dafa am tactique zone bii zone la boo xam ne si mais pied droite lay taxawee mais laaw droite lay xeexee boo dawee dugg ci biir zone bi boo ci duggee mën ngaa daje kóob bi te du ko gis te boobu Boy Niang loxo bi damm na la Boy Niang loxo bi dafa teel a damm. li tax signalé wu ko. merci beaucoup yaa ngi laaj lu jar a laaj. li tax signalé wu ko. làmb jom la lu toll ni arène bi ak ni mu rasé am na ñoo xam ne am nañu ñàkk jom mu déclaré di indi règlement mais am na ñoo xam ne am nañu rëyu làmb tas ci noonu. man gis naa fi mbër ba grand champion bu fi xeex ñu duma ko ba xeex ba métti mu ñëw toog ci saako yi ñu ne ko jógal mën a tuma di jooy ah si bul ma ne ëpp naa def gis nga ko fi ah waaw dama ne gis nga ko fi gisoo fi loolu. gis naa loolu kay.
gisuloo fi grand champion bu taxaw ci diggu làmb ji fii jàkkaarloo muy wax ki mu doon bëri ni ko doo fi waxee muy wax mu ne ko tëjee salaam bi doo fi waxee li ngay wax dara du ci dëgg bu arbitre bi soufflé bu dimanche daan la duma daan la mu wàcc fa micro ba dem yoonam. ah loolu it am na. te la ko waxee noonu la ko doxalee. loolu it am na loolu fi la ñu fekk. yaa ngi noonu dem waaye ba dimanche naa la duma daan. naa la duma daan la. mu bas wàcce bopp bi masque génn dem yoonam dimanche ñëw la ko booy boo xool loolu la ko def gis loo ko fi. gis nga fi booy ñaa commencé bëri ba léegi gis nga ko fi def. gisuma ko fi. xaaral ba gis loolu sa bët man combat bii passé nii maa ngi félicité Tapha Tine nag ndax moom suma doom la di booy bu am respect jox ma cër trop nag man sama dëgg laa lay wax fu ma fekk ci biir nit ñi daf may jox cër bu baax maa ngi koy félicité ci victoire bi ñu ko jox te mérito na ko waaye may wax ni booy ñaa moom man li may xaar ci moom mooy ku arbitre soufflé rek nga manipuler ko diriger ko dàq ko. booy ñaa it war ngaa xaar ci loolu mu manipuler nit diriger ko dàq. booy ñaa li mu mën mooy riposte. kon moom nekkul mbër mu war a jëlee toujours dafa war a xaar. ñun duñu man du ma mës a jëliloo booy ñaa mbër ndax xam naa ni ku bëgg a bëre xanaa xam ne booy ñaa combat bi loolu ko taxoon a ñëw. mais père loolu bu ko mbëri xamee ci booy ñaa kon est-ce que match nii du bari ci côté bu ko xaaree comme moom. déedéet mbër booy ñaa match la mënul bëre. bu dee moom du jëli day xaar bu ko xaaree. néew ma day xaar de mais boo ñaa am na combat yoo xam ne xoolal mbër bu fekkee da ngaa mën a bëre da nga am combat yoo xam ne da ngay jëli am combat yoo xam ne da ngay xaar am combat yoo xam ne si da ngay doxee latéral gauche latéral droite. lu tax booy ñaa ko doxewul gauche droite. waaw mais boo ñaa bu fekkee ne premier contact deuxième contact loo xam ne dafa damm booy. parce que dañoo gis ni booy ñaa dafa mën a bëree. parce que digganteem ak Sakho Dior bëree la. digganteem ak Dolfu bëree la. waaw dañoo gëj gis ci booy ñaa lool ci booy ñaa. mais est-ce que ñooñu lañ doon bëree Tapha Tine bëree na ko ak moom. non na dama bëgg. quand Tapha Tine dafa diree ko rek topp booy ñaa. diree ku nga wax ñee diree ko wuñu dañoo ñëw ko ni nañ fi jóge. mais nañ fi jóge nag léegi mbër war na cee màgg bu nañ fi jóge bëreetul nañ fi jóge mbër bu ko ci bëree yu. waaw léegi nag comme nañ fi jóge bëreetul lu tax nga bëgg tawa booy ñaa ñëw ne nañ fi jóge yow laay laaj. non pour li doon xaati booy ñaa mooy demee latéral xeex mais dafa gis booy ñaa taxaw ci coin bi nangu te génn. booy ñaa xanaa dégguloo wolof. booy ñaa premier contact bi deuxième contact bi ci la loxo bi damm léegi koñ boobu mu taxaw noonu du fa mën a jóge dana ko négocier balaa mu jeex avertissement yi mi ngi koy gis xam na ne mi ngi am avertissement même mënu fa jógee te mënu déclarer ñu mu àndal ne loxo bi dafa damm. mais est-ce que loolu du erreur tam. mën na nekk erreur parce que bis bu toll noonu. nga recevoir ba pare tey am nga fracture yaa ngi ko amee ci biir combat bi. loolu du ñàkk jom wane ni dama doon xeex gaañu. loolu aussi mais moom noonu la gisee moom. non écoute yow bu la neexee nga d'accord mais man Mansour Diop d'accord naa ci ni mu bëree man je suis très d'accord ni mu bëree man laa wax d'accord naa ci ni Boy Niang bëree leen rek laa ko rapproché mooy koñ boobu te koñ boobu mënu fa génn parce que dafa gaañu lamb ji gis nga fii lamb ji lu nekk fii gis nañ fi mbër bu fu dàqee ñu dóor la kooku nga toog gis nga fi mbër bu dàqee ji daw di soog njàpp la daan la gis nga fi mbër boo xam ne si dafay négocier combat ba daan. c'est-à-dire li suñu problème mooy Boy Niang ñaari sorties yi am ci arène nationale yëpp neexut ci moom. ah waaw Boy Niang ñaata carrière la war a des ci làmb la ñaata ko dese ci làmb. lu bari macha allah xaar yooyu ñëw nag da ngay ñëw rek jàpp ni daal ñaari combat yi daal nii la demee nii la sax man nii la. ah non d'accord nii moom mënul am foofu nag. man moom laa wax. non yow yàgg ci làmb te ku ne xam ne sa jom sa fudd ak sa loo xam ne da nga naan lii dama ko jëli. yow ni nga doon bëree ak ni Boy Niang di bëree am na différence. non dama ne du niil ñun Boy Niang ñu dàq bëre. moo la yow. ñun Boy Niang ñu dàq bëre man bàyyam di ànd ak bàyyam 25 ans de carrière man Boy Niang ma dàq bëre. mënoon ngaa bëri te bëri woon nga bëgg a. ma dàq bëre man Boy Niang moom ma dàq bëre nañu waxante li fi nekk quoi Boy Niang dafa am ay morom ñu mu fi bëreel ñooñu ñëpp ku ci nekk dafa laa jaay xam-xam jaay la xadar nga indi moom xeex mu répondre la. dóor am na ñoo xam ne arrière gauche leen dóor ñu yooru daw yow. ak Sakho Dior. Sakho Dior ko wax. ba muy jëli Dolf. diggante ma guy gi diggante ma Garga Mbossé xoolal fi Boy Niang jaar de saa kees Sénégal gépp da ku ci amoon sa 1 million jour boobu doo ko teg ci Boy Niang wax ma dëgg ak alir bi saa kees sol woon du toujours nag nga def loo xam ne si lu weex tàll la mënul nekk yu tamit sëñ bi mënul nekk est-ce que Moustapha Gueye li làmbam di neex yëpp dafa neexal lépp. mais kañ la ñuy xaar Boy Niang muy indi la mu bëri woon ak nga xam ne moom mooy Brise de Mer bëri bu xajam boobu nga xam ne daa bëri. Brise de Mer nga wax du Tapha Tine Brise de Mer ak Tapha Tine ça fait 2 damay bëgg yéen ñi nekk ci arène bi
di filmer làmb mbër yi làmb yi ëppatuñ leen xam-xam ci làmb brise de mer qualité brise de mer ak mémoire brise de mer du mémoire Tapha Tine. kon Boy Niang ci lan la mënoon daan Tapha Tine. li mu mënoon daan Tapha Tine moo doon bëri ci wér ci nga doon xam Boy Niang waaw mu ngoog jeex na parce que Boy Niang la mu def mooy xeex na ak Tapha Tine contact bu yàgg def 2 fois de contact ni yolleet di jël tànk ba Tapha Tine kar ko ci diggante bu mu rocceeku ak ñu takkaloo ca kaw Tapha Tine dur ko ronni ba Boy Niang rocceeku Boy Niang takkaloo waat nag Tapha Tine téye ca géej ko fàq ko diri ko mu daw romb ko mu tatafu tànk ba di ko xar jëppen mu diis Tapha Tine génn ci loolu Tapha Tine dem na ba ci biir combat bi muy pàdd ci ngelaw li waaye wax moo dëgg waaye bu amul parce que du ma sos. non dëgg la li nga wax lépp yaa ngi bëre bi. am na fa. léegi nag lamb ji bi mu fi ubbee ba léegi li fi jot a am mooy ay xeexu lamb yu tas lamb ay feebar yu tas lamb ji yàqu ko lamb ji benn lamb bu neex ngeen fi amagum mooy Tapha Tine ak Boy Niang. dese naa neex sax. dese naa neex mais parce que wéeru dafa gaañu nañu nangu loolu man nangul naa Tapha Tine victoire am je suis très d'accord. mais nañu nangu ni lii am na classe bu yàq combat bi ki nga xam ne faralul Boy Niang nag nu ko neex lay waxee fi mu nekk nii ku faralul Boy Niang nu ko neex ngay waxee tapet la ñemewul nangam noo xaaral ma ñëw dama ni gis nga ki nga xam ne du amateur kenn musu ko dóor kanamu jànq la yor kenn musul xar kanamam musta gaañu toog ci tribune dagg bi sol rafet toog kooku da nga koy bàyyi mu wax mënoo ko tere wax de. bàyyi ko wax ja ki toog ci grand place bu mécanicien bi wala menuisier bi ñu taal seen caayen wala café Touba di wax bàyyi ko mu wax. ci wax la toll. ci wax la toll ba tey suñu waxtaan ak ki nga xam ne mooy père Ousmane Diop dégg ngeen ko. Mansour Diop xelal ma ko si mu naan ndax xam naa ne sama père yaram bi tàng na te li mu wax lépp làmb la. mooy làmb li tax ma bëgg waxtaan ak moom di neex mooy Kandji mayal ma ko lu sedd lu mu naan tuuti mu. damaa fekk Boy Bambara Doudou Baka Sarr. fekk Mbaye Gueye Sa Ndiambour fekk Mbaye Gueye Souleymane Diaw yi ma lay wax ay combat catastrophe la yoo xam ne gaañu da ca am ñu bëre bàggale ko bi ma lay mujjee wax fekk nga ko mooy Eumeu Sène Gris Bordeaux gaañu yi tasoon na làmb ji demoon nañ sax ba faas dañu bëgg ñu tas làmb ji pour ñu jël victoire bi yàgg na ci làmb gaañu masque gaañu ba bëre moomu jeex yàgg na ci làmb gaañu masque parce que da ngay yaakaar ni da ngay am ndam tey ak bëgg bis bi xool làmb ji bu Boy Niang ne nii bu ñu ko bàccale bu ne nii tey ngeen dee bu ne nii stade bi yëpp jóg kooku bu fekkee ne am nga jom du la may ngay signaler di déclarer ay baaraam bu foofu wala baama bu damm da nga bu ko déclarer woon rek mu gën a ñaaw billahi wallahi taala bu ko déclaré ñu ko tapet la ñuy wax te Boy Niang ñun ñu ko xam juddulu ko waxuma ci kaw turu Boy Niang waxuma ci kaw man bapay Boy Niang damay ànd ak Boy Niang damay wax ci arñe Boy Niang ak mémoire bi nekk ci moom ak xol bi nekk ci moom Boy Niang munu ragal te ba pare esprit bi mu yor ñun ñu ko jur yoruñu ko barke yonent bi boo toogee ak moom nga xam ni kii esprit bi mu yor ñun yoruñu ko dafa gaaw gaa yi mën nañu wax lu leen neex rek waaye ku ci jàkkaarloo moom sur le terrain bu at bi suuf léegi jóge fa Tapha Tine li ko combat bi demee ni mooy luur na yéen ñëpp nag mooy loolu deuxième mooy ñi mu ànd ñëpp ne nañ ko lépp sëf daanu mu ñëw rek diree ko tàllal loxo ba jógu fa natt Boy Niang te wàccewul loxo ba gis ngeen bëre ba na mu demee nag yéen li ngeen rapproché Boy Niang rek mooy koñ ba. waaw man daal loolu laa d'accord. xuba daal nangu nañ ko man loolu duma ko di nangu nañu loolu. koñ ba rek moom ngeen ko mais Boy Niang kuñ ko ci mën a wax ak ku mu mën a doon bu ñu leen boolee bu at bi suulee moom bu fekkee day daw tamit dàq ko yomb na jàpp ko yomb na ndax xam nga jàpp ko yomb na reculer bëriwul de kon boo ko mën a dàqal boo mën a dumaal boo mën a daanal doo ko gis de. doo ko gis nga naat jox ko mu naan lu sedd mooy làmb de. góoxal tuuti sifle doon bu ñu jógee ci loolu tam ñu gis après combat. waaw papaam sa xarit. waaw sa genn wàll def sortie boo xam ne tey ñu ci bari ñuy nekk ci biir làmb rafetlu woon ko noo jàngatee sortie déggoon. xam nga àdduna nii may waxee sax am na ñu mu neexul ni may waxee nii
am nañu mu neexul gis naa benn waaye dem sa sorti bu ma génne ci internet bi dafa mu bind nii waaye dimbali leen ñu ba la ñu reyee coow tafaati na mën Boy Niang fuuf loolu la bind ca suuf boo waxee nag da ngay bàyyi nit ñi analyser kenn ku ci nekk na nga gisee noonu ngay waxee c'est vrai parce que am na ñoo xam ne bawol lañu boo tuddee bawol rek daanu nañu am na ñoo xam ne njàmbur lañu tafaatin bërki dem bi ñu bëri am nañu dëkk biir Pikine dëkk koñ Boy Niang di bëri sa ay bawol lañu tafaatin la ñu àndal nangu li ma wax baax kon da ngay bàyyi nit ñi analyser ku ci nekk xalaat na mu gisee di ko doxalee noonu man awma ci lu wax. mais yow nan nga jàngatee kàddu yooyu. man ni ma jàngatee kàddu yooyu am na non dama ni ma jàngatee kàddu ya mooy amu fa place dégul amul woon benn raison li may wax nëbbuma ko amul woon benn raison pour di wax ci combat bi façon bii mu waxee moo jur doomam nag maa ngi moom ñoo ko ngénte waaye nag li mu sacrifice bu mu def ci doomam ba mu nekk champion man fekkama ko ci àll bi la mu fekk waaye nag am naa ci part de responsabilité li tax xale bi saa su jëlee combat ne sama papa Mansour na ñëw moo lay war ni la kon bokk naa ca bu ñu ko bëggee ak bu ñu ko bañee mais moom dafa jum dafa jum ku ko nangu ak ku ko nanguwul dafa jum monumental dafa jum warul woon tudd kenn ci biir Pikine bu njëkk warul woon tudd kenn ci biir Pikine barke yonent bi war ko def beneen bi ci des mooy précise moom ak jëmmam ak turam fi mu àgg te maay papay Boy Niang waroon na waxee nenañ ci làmb nu bokk la façon bii Pikine di bëgg a xar Sénégal di bëgg a xar làmb jaru ko àdduna jaru ko. ba diaspora bi kenn ku ne di ma woo di ma wax ni mu waxee pour lan. juum la dafa juum man juum laa ko teg dafa juum am na ñoo xam ne duñu waxee noonu am na ñoo xam ne mën nañoo waxee li dëggal gën a wax li dëggal wax am na ñoo xam ne ñëwee nañoo wax lu ko gën a garaaw man de dama ko waxee su ma juróon Boy Niang ci sama biir du ma waxee nii. li ñu ci jaaxal mooy itam li mu wax ni jigéen du ngemb muy kàddu yoo xam ne pourquoi loolu. non loolu man gisuma ko fa. amu fa. jigéen du ngemb amu fa. amoo kër Aana Ndiaye di yaay Boy Niang ak Boy Niang ak grand frère am ñaari grand frère am ak seen ñaari jabar amu fa jigéen buy ngemb amu fa. pourquoi papa jógul génn wax loolu af moo ko xam mais dama ne man gisuma ko fa ña ma fa gis ñëpp ñu yàgg ak Boy Niang lañu ànd ak moom plus de 2 ans ñooy ànd tukki di dem voyage di jëlee gàllaaj di ñëw sëxër ko ànd ak moom mayuñu ko mu noyyi bàyyiwuñu dara mu rëcc loolu moo fa am de man gisuma benn femme yi ma fa gis yëpp passé wuñu togg ak yekk ak joxe lekk gisuma leneen de yaay jiit gisuma ku mu laal dara lu jege ci boori luy nuru gàllaaj yàlla rek tax may wax man yàlla rek laa ragal du nit ku yor ñaari tànk ak loxo lii may wax nii ku mu neex loolu laa koy waxee ku mu naxee loolu laa koy waxee parce que pourquoi mooy déggoon ànd nañu plus de 55 ans bi ñu am 25 ans la ñu xamante ma ak moom ñuy bëri mbapat di ànd fu nekk di dem fu nekk ci réew mu ne tay ba mbay tay ba njaay kër Ndiob ba Fass Boy ngaay mexe ndar mbuur Kaolack fu ne bëri nañ fa fu ne amul fu ñu sëggul bëri fa papa Tapha Tine bëri nañu. ah bon ñi ngaan tin yaa ngi moom waaw barke Alaaji Maalik bëri nañu. nu mu mujjee. non du ma ko wax ndax ay mag lañu passé nañ fu ñu limee victoire man 87 combats laa bëri ci diggu lamb Sénégal. dañ ci ñëw xam nga yow pa waxtaan ak yow doylu ma ci te damaa ubbi nii rek. te 87 combats yi sax dama laa limal li ma xam rek ndax ku daan bëri ci benn weer nga bëri ci juróomi combat wala ñeenti combat te li may wax ñi may dégg ñëpp te fekk ko xam nañu li may wax man amul ku amoon intéressant woon ci diggu lamb Sénégal rek tey bëri ci àll bëri na maa yow. waaw man dama gëmoon làmb te woon du ma woon mécanicien du ma woon menuisier du ma woon dara làmb rek laa yaakaaroon ak blouson dem entraîné ji wuti doole di xaar avance bu ñëw ci laay jox samay doom ñu lekk ci laay jox samay doom ñu naan ci laay dawal oto ci laay am kër ci laay def li ma bëgg def yëpp ko moo taxoon ma respecté te moo tax ma tukki li may amit làmb ma ko may ndax tukki moo ma may làmb te tukki bi làmb ma ko may. d'accord ñu gis ci wax pire waxu déggoo ci mu tudd ci kenn ciblé ci trop muy Eumeu Sène taxawaayam ci biir Pikine yow en tant que magum Pikine. aw ma ci lu ma neex ndax Eumeu Sène lu mu gàtt xamee woon nañ ko ak Boy Niang ñuy ànd
Eumeu Sène keroog bi Boy Niang di ngénte dafa ñëw teew ànd ak délégation bu bëri doole. Eumeu Sène keroog bi muy dem ci yaay jàmm mu koy woowul kenn Eumeu Sène la Boy Niang la woo. Eumeu Sène ak Boy Niang séq nañu leneen loo xam ne ci biir loo xam ne si man fekkoo ma ko kenn fekkoo ko ci biir nekk. kon tey papay Boy Niang keneen moo waroon a wax loolu barki démb ëppoon presse bi gi ko ñëw na kon keneen moo waroon a wax loolu waaye du woon dëggal ndax Eumeu Sène doomam la gis ngeen fi sax Eumeu Sène daan na fi kan Bombardier bi mu taxawee dafa ni bi mu toogee ci plateau bi ni ko laaj dafa ni maa ngi gërëm papa dëggal père dëggal yaa ngi koy dégg man li may wax lu amul rek ne dama amul maa ngi gëm père dëggal ñi ma jàngal bëre moom ci la bokk kon man nanguwuma lii te àdduna jarul lii làmb jarul lii bëgg a wax pour ñu déglu la mu doon ay réalité jarul lii ndax muy déggool muy man mii fi mu ne lu ñu gën a avancé gën a jege dee waaw yàlla na yéex ak yàlla na gàtt ak yëpp da loo ko gën a avancé rek gën ko jege ndax moom mënoo am 60 et quelque ans di xalaataat di dundaa 30 ans wala 40 ans boo ko defee sensal dootoo amal njariñ waa kër ga man waxante dëgg lii mooy dëgg àdduna dafa jarul loolu fi mu ne li ñu dese mooy lu wax lu baax def lu baax xamante nit ñu baax ñi di toog ci place yu baax yi encadré xale yi liñ doon dund ñu war leen ko teg leen ci yoon mënul ñàkk rek des fois ñu juum am ay faay-faay nga retourné waat leen. lii lan la mën a indi ci diggante Boy Niang ak Eumeu Sène. du ci indi tous dara la ci dul indi ñaari dërëmi Mali du ci indi dara. Eumeu Sène large xol la yor te xam na Boy Niang te Boy Niang xale la boo xam ne xale bu intelligent la fa muy waxee jeg Eumeu Sène papa yi Boy Niang du ko fekkee man du ma ko fekke man maa la wax li jàppal li ma la wax téel li ma la wax. mais bu indil ñàkk-ñàkk ci diggante Eumeu Sène ak Boy Niang mën na indi ñàkk-ñàkk Eumeu Sène ci biir Pikine parce que ñu bari tam ñu ngi commencé di am fu ñuy xoolee Eumeu Sène. Eumeu Sène ci biir Pikine benn ñagas amu ci kenn du ko xoolee dara man maay wax ak yow man Mansour Diop Eumeu Sène ci biir Pikine nit ñi dañ koo xam ci lii mën a dimbalee mën a joxe. yaru yor xol bu yaatu doon Pikinois sell ku mu gis yéene la jàmm kon amul benn Pikinois bu mën a taxaw ci Eumeu Sène di ko wax nangam wala nangam amul maay wax ak yow amul. ñëwal. waxu Lac de Guiers bi lan la mën a yàq Pikine. Lac de Guiers ban. amul lu mu fa yàq Lac de Guiers li mu waxoon ci Eumeu Sène avant nekk ko rek ba muy bëreeg Boy Niang gis nañ sa taxawaay. mosuñu ko jàpp ñun ba mu ko waxee la ñu xam ne li dil la ñun du ñu ngaaka dañu judd ci làmb yaru ci làmb ñoom seen sens mooy xale Pikine yi mooy dañoo am ay nit yoo xam ne si buñ leen dégloo génn ci. mais wax su ko waxaatee su ko Lac de Guiers waxoon Père de Gaulle ñu confirmé waat ko. Père de Gaulle li mu wax waxu njuum la maa koy waxaat li ma wax waxu njuum la wax dafa juum. kon di tombé waral ay gaaf lu Lac de Guiers waxoon. Père de Gaulle di mag bagum Pikine ñëw. Lac de Guiers du ma wax ci moom dara xamul tax du ma wax ci moom dara du mbër boo xam ne si damaa ànd ak moom bu Géejawaay la dëkk c'est grand champion nekk xale bu yaru bu baax aw ma lu may wax ci moom. mais xam nga la mu wax Père de Gaulle jaaraat ci confirmé waat wax te Eumeu Sène amut. de Gaulle da koo confirmé waat. de Gaulle confirmé wu dara de Gaulle digganteem ak doomam la wax yi ko naqari mu taw mais de Gaulle ki mu njëkk a dal moo ci kaw Boy Niang njëkk a dal am na ci droit Eumeu Sène doomam la ba pare moom de Gaulle dafa am ak lien Eumeu Sène de Gaulle day toog ba mu nekk mu jël taxi dem kër Eumeu Sène ca géej ga ma wax la ko fii nga koy dégg na ngay tey de yii ngeen di wax nii di ngeen toog jour boo xam ne si di ngeen toog ngeen dégg Père de Gaulle ak Eumeu Sène ñu ànd di dem seen yoon ngeen ni lii lan la. lu tax kon mu wax lii ci Eumeu Sène. non mais juum la accident wu làmmiñ nit day juum man damay juum man mii doxee yow damay juum. mais Père doo wax lii. non attention mën naa sàmm pour bañ ko wax. parce que dama ne keroog est-ce que amoon na sax de Gaulle pour mu wax ci moment boobu. voilà kon ñëw nga nag yow yaa tontu sa bopp. est-ce que waroon naa wax. amoon na accès pour tudd booy Eumeu Sène war ko woon def wax naa la ko léegi tontu la da nga bëgg ma tontu lu gën a xóot loolu du ma ko def dafa njuum warul woon tudd Eumeu Sène doomam la doomu grand frère am la Assane Ngom ko jur muy suñu mag yar ñu waru ko tudd wala bu koy tudd na ko tudd ci acte yu rafet li may wax nëbbu ma ko yàlla rek laa ragal man ragalu ma ko yàlla bind waru ko tudd li mu wax ci Boy Niang it amul Boy Niang restreint la def ñi mi entraînement dëgër fit jàng ko li muy def mu jàng ko ba mu mokk te Boy Niang kenn mënul ci moom dara la xaalis a nekk ci loxom bii. nee na Boy Niang du star. lan mooy star. li ñu jàpp star daal mooy man li ma jàpp star. waaw mooy lan man li ma jàpp star. mooy boo bu dee loolu mooy star loolu Boy Niang star la mooy
génn sa papa ak sa yaay ci situation dugal leen ci kër man loolu laa jàpp star moom ñàkk doon star maanaam tabax kër dugal leen ca. def na ci ñaar bii mooy ñaareel bi. kon ñàkk doon star Boy Niang bi dégg wax ci la ñaar R+3 bi defaat na beneen R+3 ca Tivaouane Peulh man maay wax ak yow. et puis juddoo Pikine yaroo Pikine nag sa yëf ba pare di wër naan xool leen ma li ma yor xool leen ma yor du noonu du noonu def na ñaari R+3. lu tax mu ne kon du star. papaam xam nga coon sekk dañ ko ni Youssou Ndour mu ne yéen lay seen star waaye man du sama star déggu leen loolu coon sekk dañ ko ni Youssou Ndour star la mu ne yéen lay seen star man du sama star xam nga lu ko waral da ko mag fuuf jiitu ko ca liggéey ba moo tax mu ne li Youssou Ndour dafa yéemu ma man moo tax mu ne du sama star déggul mën na Boy Niang mën naa bañ a doon star am. daf ne daanul kenn daanul Balla Gaye da ko ay lim ay cité ay mbër ne daanul leen ko. Boy Niang toog fi rek pour Balla Gaye nañu bàyyi di tudd ay Balla Gaye. papa ma ko tudd de. non dama ne boo xoolal dama ne dafa juum ñi muy tudd amul benn raison pour di leen tudd amul ci benn raison ay doomu jàmbur lañu moom na yem ci doomam rek man loolu laay wax man Sor Diop moo wax loolu te ci caméra man ànd ak Boy Niang du ma teree wax ci caméra ñàkk ànd ak Boy Niang du ma teree wax ci caméra su ma àndul woon ak Boy Niang sax nga xam ne bàyyi naa làmb totalement ci laay gën a mën a wax ndax li ma guux te xam ko dafa bari. ànd nga ak déggool ay at boo amoon conseil boo déglu déggool en tant que xarit lan lay doon. mooy mu xaar te dal te réglé mu xaar dal réglé xam ni àdduna bi tukkiwul suba mu xam ni doomam ji c'est un grand champion mu xam ni doomam ji keroog boo muy doon buur lu mu bëgg am bu doomam a koy defal. Boy Niang mi te jox na baay bi cër ragal na ko lu baay bi wax du ko teggi te du def leen te baay bi yëgu ko barke Alaaji Malick baa ko wax man. soxla ma dërëmi Boy Niang mais dama ne lii ma la wax nii dama ne la Boy Niang jox na baay bi cër respecté na ko jox na ko cër ci lu ma xam man ñi ma wul def dara te baay bi yëgu ko. lii lan la mën a def ci carrière Boy Niang jóge ci defet bu toll nii sa papa génnaat wax dara. du ko def dara wax la. mais wax mën naa taal dëkk. mënul taal dara. Boy Niang c'est un grand champion Boy Niang waxu papaam bi bu ko bëggee perturbé ci dugg Sénégal kon matul champion làmb dërëm la ko du yàq lu mu koy yàqal bandi xooloo làmb ba sport boo ko bëgg def da ngay yor esprit bandi boo yor esprit bandi mënoo def sport benn espèce su kalma ñàngaan sagaru wax bu nit ñi di jël élevé ko rek nga bëgg ci perturbé wu kon matoo dara. mais papa wax ju yaa ko ndawal mais wax ju rëy la. dara jëy Rasulullah mu dara lu ci rëy ñun dañu judd ci sport gis lu ñu naqari ba tàyyi mu doon góom suñu xol ñu maasale ko di dem ak moom. mais bu doon keneen la ko teg mais sa wéjur wax. waaye jur li mu wax xolal bàyyi jur am na droit saaga doom am na droit dépasser doom am na droit wax lu ko neex doom te digal sonn na ci doom ba doom moom nekk champion kon saa su ko neexee rek te dégul danaa sa benn moom ci benn jikko ci moom gagneur la esprit gagneur la yor moom daa war di gagner rek ndeysaan waaw mu ngi ko xam nga amu ci sport dégul loolu muy jikkoom xam moom dafa war di gagner surtout moment bi nga xam ne fi ñu toll nii Boy Niang moom pour moom Boy Niang warut a am dara lu ko fat dafa war dem rek aller waaye nag bu fekkee ne si loo jóg song ko mu daanu toujours nga dëkk ci loolu war ngaa seetaat sa bopp de Moustapha Gueye dafa song Balla Gaye daan ñëpp ba agsi ñu ne mat na champion Fass am na champion mu dem jël Balla Gaye daan ko Manga 2 dafa ñëw daan ñëpp ba ñu ne Robert am na relève daan Fass yëpp da ñu boole ko Morgan tëgg ko paat mu jaaxaat mun naa la limal fii Gris Bordeaux topp fi Baboy ay at ni ko bu ñu bëree moo def na nanga bu ñu bëree faafu yàlla ñu bëree mu daanu bàyyil ma wax la Balla Gaye mii loolu dal ko fi ci isaapu yi bukki ak bëy dañoo tëgg seen làmb ku ko arbitré bukki ay non dama gaynde ak bëy dañoo tëgg seen non bukki ak bëy la sax dañoo tëgg seen làmb gaynde di ko arbitré loolu làmb ju neex ñu ne ku daan lekk sa morom léeg-léeg bukki song ak bëy rek jikki-jikki rek léeg-léeg bukki song bëy rek bu ko songee ba ñu def da koy yóbbu rek mu jël marina ba diw ci yenn faar gi koo diw di ñu dem ba nga xam ne si léegi bëy yaram yëpp fees naag marina bukki di ko jël pour dem ak moom ne caas bëy di dem ak moom for def kàttaap yi bëy toog ci kawam moo xam ne ni la sport c'est le sport foo ko mën a demee muy football muy judo muy karaté muy boxe muy lépp maa fi mën amu fi soo jëm ko ba déclenché jàpp ne yaa ngi jëm ci classe bu difficile ku jëm ci classe bu difficile nag
da ngay am ay échec di nga am ay réussite boo amee échec yooyu nag moom ngay dem réparer ji ko dellu siwaat nit ñi ne da nga war a yokki poids jëlal loo nga def ko sa mémoire xeex ba dafa des jëlal loo nga def ko sa bopp bëri ba daf xaw naa des wala tànk bi nga joxe du yoon jëlal loolu nga boole ko ca analyser lépp dem defari jiwaat boo ñaa ñu bëri ñëpp kenn daanu ko par abandon lañ koy daanee wala coos nga benn bët om ba rëkk na ko yooyu ñun xamuñu loolu. moom it daanul kenn. daanul kenn fan. si ñooñu ngay wax. waaw mais ñooñu dañ ko war a daan. mais moom it daa war a daan ñooñu. waaw yow da ngeen wax yéen a wax ni dañ ko ëpp doole ñooñu yéen a ko wax yow yéen a ko wax man ñun waxuñu ko yéen a wax ni boo ñaa ñooñu dañ ko ëpp doole du yéen a wax loolu waaw ko ëpp doole da ko daan koo gën a qualifié ci lamb da ko daan koo ëpp classe ci lamb da ko daan. mais ñooñu tam Boy Niang di leen féete ndaw. loolu moo leen gën non ban ndaw lan la. Boy Niang moom ak ñoo ko mag. non dama ne xool ma wax la dafa am âge yoo xam ne fii jamono la Boy Bambara ak Robert kii Mbaye Guèye ak Robert ñoo maase woon non wax ma boo xamul ma leeral la Robert ni jaayu Mbaye Guèye la woon ci at ndax Robert maam góor gi na maaseel jamono Mbaye Guèye nekk seen relève di doog a ñëw di topp ci ñoom ñu mag ko ay 6 ans 7 ans Mbaye Guèye danañ doon daan ñu di ko daan yaa ngi dégg bu baax man Pape Gueye ma gën a ma 7 ans Pape Gueye rek ko Mbaye Gueye bëri na ñaari édition mënu maa daan waaye mënu ma ko daan man it de ñu mat si 2 fois boo gisee Mbaye Gueye Papa Diop bëree c'est parce que Papa Gueye la ak Mansour Diop moo tax ñu bëree mais daawuñu bëree dama ni nit ki boo ko magee 5 ans atum mën ngeen tolloo doole boo ko magee 5 ans mën ngeen tolloo doole. Balla Gaye mii fi mu nekk nii ak Bombardier mii fi mu ne nañu Balla Gaye moo gën a nekk xale Bombardier bu respecté ay entraînement teg ko ci yoon Balla Gaye mënu ko ëpp doole mënu nekk. bu ma la magee 7 ans bu ma la magee 5 ans su ma la magee 4 ans ëpp ma la doole ñoo maa sa jamono mi ngi des ci entraînement ak téye sa bopp ndax mbër boo fi gis mu jooy ñibbi këram jooyaat ñibbi këram waxtaan leen ak moom ci suuf loolu mooy wax ji ndax li ëpp ci entraînement doole mooy téye sa bopp. mooy téye sa bopp tey li may waxaat ëbbat seen tey loo koy dolli ci li nga xam ne mën nañu koo waxal te néewul ci moom. Eumeu Sène grand dama lay dellu si rek Eumeu Sène classe am passé na yii ay wax yii ay Eumeu Sène lii wala yooyu classe am passé na foofu man li may wax dama koy wax te yàlla rek tax ku mu ci neexul bu ëllëgee bul ànd ak man ku mu ci neexul bu ëllëgee bàyyi ma man Pikine laa dëkk Boy Niang laa gëm suma doom la maa ko juddul ngénte ko yar ko waaye ci biir loolu nag Pikine gi ma dëkk man kenn du ma yàqal sama dignité ci Pikine ak sama classe kenn du ko yàq mooy waxee partagé wax jàmm ci ñëpp di waxaat bañ a jëw kenn bañ a wax kenn lu négatif man loolu laay dund sama dépense yee maa koy joxe sama bopp te fa ma koy jaar ba am ko man xam naa ko kon du ma dem di wax kenn Alaaji Abdou Aziz dafa wax ni nit su fekkee ni si soxlaam bu muy am ay nit a ko fejal ñooñu bu ñu waxee loo xam ne si waxu kàcc la da nga sëgg raay sa bopp ñu dëgg la fekk lu dëgg waaye boo dee fajal sa bopp te kenn yëgoo kenn fekkewu ko dëgg moo lay rey man li may wax ni dëgg laa Eumeu Sène c'est un grand champion ñi mu àndaloon ci làmb déclenché ak ñoom ba ñu agsi fii amu ci kenn ku am li mu am dëgg fi waxee baax te bientôt ci kanam tuuti mu relaxé làmb nekk ci leneen kon nag Eumeu Sène yi dérangé wu ko histoire sport boo ko dee def toujours boo paree boo bàyyee di nga wax ay faay naqari ay naqari yu ñu la def bu ëllëgee nga dajale ko ni bés sàngam de defoon nañ ma nangam loo xam ne jaroon naa dee bés sàngam de defoon nañ ma bés sàngam wala xam nañ ma nangam loo xam ne jaroon naa dee munul ñàkk. Boy Niang sa doom la ba tey yéen a ngi bëgg Balla Gaye 2. Boy Niang taxaw fii rek nekk fi takk ngeen pour Balla Gaye 2. danoo dégg ci kenn mu ne bu fekkee daanul Tapha Tine du bëre ak Boy Niang. du ma tudd kenn ki ko xam ne droit wax ko moom may ànd te Balla Gaye moom rek lay déglu. mais yéen bëgg ngeen. dama ni xoolal Boy Niang nekku fi làmb ak histoire làmb da ngay jël yaa ngi may dëkki micro bi nekk pousse ko ne ci kanam yaa ngi dégg làmb da ngay jël ñetti nit sa carrière ba ñeent nga teg ni bu ma amul kii laay jël su ma amul kee laay jël su ma amul kee laay jël. Boy Niang li nekk ci gànnaaw ci làmb dafa yaatu ñoom ñoo waxoon ak Gaston Mbengue ñu wax xaatim cof dara jox ko mu def ci poosam su ñu demee ba gis ni ñoom kat Boy Niang kat combat yi mu jël nangam sangam demee na nangam ñoom dañu bëgg a dévier waat
am nañ ci droit ñoom ñoo xam mais boo ñëw moom mi ngi sam fi bu sap loxoom lay xaar muur mu déclenché entraînement am. ñu bàyyi la nga tàggatoo. sant waaye yàlla laata ngaa tàggatoo gis nañ ni macha allah yaa ngi wax ne ci forme macha allah tey si biir combat nga décortiquer ma benn combat boo xam tey munoo bàyyi nga làmb mais tey mooy li la gën a neex sa làmb. bëri nañ ma ak Dame Suger bëri nañ fi ak Balla man bëri naa fi ak Balla Gaye 1 bëri naa fi ak Ibou Ndafa ñaari yoon Dakar bëri naa fi ak Simel Faye bëri naa fi ak Cheikh Mbaba bëri naa fi ak Langsane bëri naa fi ak Formane Gueye te ñii ma la wax kenn ku ci ne bi may bëri yow dama naan la kii bëri Robert numéro 2 si sa mbuur te ñooñu ñëpp kenn ku ci ne bi may bëri yow ñii dama naan la 6 fois laa bëri kii 7 fois laa bëri kii 8 fois laa bëri kii 5 fois laa bëri kii. sa carrière ñaata combat la. man def naa 87 combats. ñaata victoire. li ma def naa 87 combats 9 défaites ñaari match nul ci lu ma ràññee laa wax de léegi nag ma toog ku mel ne Maxime Bergane mi nga xam ne si moom ma daan sotti gaa laaj ak Paala ma toog ñoom ñu ne ma da nga koo waxee noonu waaye ëpp na loolu indil ma yeneen yu ma fàtte ay dut bakka numéro 2. ci biir làmb kan nga sentir ni kii xaw na laa nuru ci sa xadar sa cëfër sa ñeme entraînement ca bari bagage. c'est que man. parce que da ngaa père da ngaa doyoon waar nga baal ma maanaam da ngaa xajamoon ci mbër bu ma saan aj dënn bu jëkk ca kaw fii du ak jom ja xadar yi. waaw kan nga sentir ni kii am na lu mu jël ci man. ci làmb ji. waaw koo xam ne tey bu ngemboo di nga ci gis sa bopp di nga gis sa bopp ci moom. ci làmb ji. waaw wax dëgg yàlla nag mënu ma la wax ni la kii la quoi. ba ci booy sa doom yi nekk Pikine amu ci. sama doom yi nekk Pikine dañ maa raw ci lenn. mais ci sa li nga dégagé ci làmb Montor Diop bu ma saan dugg ci làmb parce que say jamono fekkewuñ ci lu bari tout fin bi lañ ci fekkee mais léeg-léeg nga ñëw ñu gis ca teg sa combat nga indi arja boo xam ne ak entraînement boo xam ne sax dafay jaax entraînement bi man ñeme entraînement gi physique bi ak fit bi ak jom ji. non man entraînement du ma wax ne maa ci mënoon mais du man nangu ku ma ci mën xam nga lu tax 175 kilos laa doon yanu di ko flexionné 175 kilos waxuma de parce que yu bëri dañuy wax ne ay presse ñu lay wax ay 200 kilos presse 400 kilos 500 kilos ci presse yomb na waaye jël 175 kilos teg sa kaw loos jonkan jóg ba muy fukki yoon ak ñaar nga teg nga ñot di teg defaat ko ba muy fukki yoon ak ñaar boo jël def fukki yoon ak ñaar loolu bu ñu bëree gi wax nii rek am doole ñu leen di fay centaine de millions ku ci bëgg rek ñëwal ñu toog nga ne ma invité naa la fii ma ñëw ñu toog ma teg loolu nga def ko rek man loolu ay xaar parce que genn wàllu mbëri yi nga fi gis saa yi bëri na façon bi ñu entraîné neex na booy ni ñu entraîné neex na ni ñu entraîné neex na ni ñu entraîné neex na parce que salle yi am nii amul woon Sénégal benn salle de musculation moo fi amoon tey te moo nekkoon dispensaire Sandial ñu ko wax salle de musculation Labéry boobu champion fa la doon entraîné Mbaye Gueye Tigre Fass fa la doon entraîné Mor Faram bi muy daan gars yi dina rang foofu la doon entraîné Robert Diouf foofu la doon entraîné Double Less doon dafa entraîné Papa Kane bi muy dóor gars yi ñuy daan foofu la doon entraîné boobu sax nag moo fi amoon boo amul xaalis doo fa entraîné soo amul moyen dafa entraîné boo amul supporter yi am valeur doo fa entraîné boobu moo fi amoon léegi nag jarul sax génn fii li fi nekk ci ay salle yu lëg si kenn mënu la wax nu mu toll te man damay jàpp ni damay gis benn mbër bi wax ni sama entraîneur man mosuma soxla entraîneur barke yonent non man su ma nekkoon Sénégal damay jël mbër dañ may fay may entraîné mbër préparation de combat dama la koy préparer ba mu jekk boo ñëw ci diggu làmb ji kenn du la jege boo simee ko ñëpp nangu musculation dafa yomb mais nag bëri na ñu nekk ci làmb ji tey fi nekk nii xamuñu sax gamme de si musculation ku defar baaboo yi ba mu nekk champion Papa Cissé magam mu xam ma ndaw Tyson jaar nii ñëw nii Ndiaga Diop ma defar ko ba mu nekk champion ñoo ñëpp sama loxo lañ nekkee champion de dafa fekk ne gars yi duñ wax waaye bu ñu amee valeur dañu am folie de grandeur pour wax da nga leen di bàyyi noonu ci miikar gi yow nga continuer ci sa miikar rek jàpp sa njàmbur mais écurie Pikine mbooloo muy Malal Ndiaye muy Boy Sey muy Cekko Onil muy Papa Cissé commando waaw ñooñu da ngay toogoo ñoom nga laaj leen Mansour Diop mooy kan wax ji foofu rek lay terminé man làmb kenn mënu ma ci tere wax ku yàlla bind kuy bañ ma wax tey ci làmb tey wala may bañ nga wax sa affaire ci làmb tey la waaye làmb dama cee mokk ru mbax yaatu woon ci mosuma cee siis mosuma cee yàqal nit te jàppale ci nit rek laa xamoon yàlla taxaw yàlla nañu yàlla defal jàmm